ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci teewlu gi ci seen émission immigré ak politique di leen gërëm nag ci ni ngeen di suivre suñu site internet bi di www.diasporavision.eu donc di gërëm suñu mbokk internautes yëpp tey nag ci seen émission immigré ak politique dañoo am gan bu mag di kàngam ci APR di ku ñuy wax Fatou Dipon waxtaan gi tey nag dinañ ko lal ci ñaari pàcc bu njëkk bi Fatou Dipon dinañu xamal moom mooy kan. dinañu xamal aussi li nga xam ne moom lañ ko sas maanaam nekk coordonnatrice nationale des femmes apéristes au niveau national fii ci Italie ci ñaareelu pàcc émission bi nag Fatou Dipon dina indi it ay leeral ci li nga xam ne jotoon nañ ko tuumal mooy 10 000 euros di ay koppar jóge woon fële ci réewum Sénégal ci instance su parti yi ñu jox ko ñu am nag ñu ko tuumal ne daf ci def ay njuuj njaaj maanaam loo xam ne leerul loolu nag moom dina ko jot a leeral tey ci émission bi. laata ñuy dugg ci waxtaan bi nag dañuy seetaan benn élément rek boo xam ne ay témoignage la ay camarades de parti am ñoom ñoo ko def laata ñuy dikkaat ci plateau bi. di leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant fu waaye mënut a nekk rek ñoo ngi leen di nuyu di leen di sargal naan leen nag tey dama ñëw teew fi ngeen xamante ne mooy Bologna fekk si fii soxna si tudd Aram Gningue bokk ci mouvement des femmes nekk trésorière APR. tey nag dama ñëwoon fekk si ko fi ma bëggoon rek mu jox ma quelques témoignages ci ki ngeen xamante ne mooy soxna Fatou Dipon suñ jógee ci loolu tamit dina ma jaaral ci li ngeen xamante ne aussi fan yëpp ñu ngi leen koy tuumal comme que moom mooy trésorière bi soxna si nuyu naa la. salaamaaleykum mbooloo yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di wax la xawla wala xoota illa billahi azim Sophie maa ngi lay nuyu kontaan naa trop si laaj bii nga ma laaj soo ma ci laajee dinaa ci sawar a tontu. waaw ndax Fatou kat nit ku baax la nit ku am kóllëre nit ku dul sakk jëf moo tax man ba ma jàppee ba léegi bàyyiwuma ndax asgor laa te asgor bu jàppee du bàyyi man liy tax ma ba Fatou moom moo ma koy def waaye du lu nit di wax waaw du lu nit di wax tuuma yi nag bari na xam nga lu ne wax nañ ko waaye nag yàlla bindul ku dul dee waaye na bind na ko dul torox ndax nit ki boo ko jurul xamoo ko xamoo lu ko ndeem boote waroo ñëw di ko tuumaal ndax surtout jigéen yow ngay jigéen ni moom ngay yaay ni moom jur xam ni doom mel ak ni doom neexe nga yëkkati kàddu yu ñaaw di ko teg nit ki mu yore ay doomam yore ay rakkam ay am di jàmmam ñépp di ko metitlu waaye nag sant yàlla rek sant yàlla. soxna si ni ma déggee ni nga waxee da nga ne ay jigéen kon dafa mel ni que ay jigéen ñoo leen tuumaal. waa ay jigéen nañu tuumaal ne du ay góor jigéen ñooñu tuumaal ay jigéen ñooñu tuumaal wax jooju te nag man bëggoon naa avant ñu doon wax jooju ñu nekk palaasu Fatou pour wax ko wala ñu nekk palaasu Aram pour wax ko ndax kat loolu ñu wax yëpp nañu xalaat ne tôt ou tard dinañ ngegenoo seen ndeyjoor boobu. ndax li ñu wax dañoo wax rek lu leen neex mais du lu am. waa soxna si en tant que trésorière yow nee nga du lu am te yow yaay trésorière bi yow yaa ko war a leeral kon te gis naa ne sañse nga macha allah takk ay or mbaa du tuuma bi li ñuy wax fa nga ko jëndee. ba may ñëw APR dama takk or man PS laa nekkoon doon militer union régionale maa ko yore woon yore premier coordination bu Lamine Diack man Aram dara jaaxaluma dara tiitaluma ci politique. ñëw Italie moo taxoon ma bàyyi PS ñëw fi bi ma ñëwee fii tamit président sama jëkkër bëgg président ci biir xolam ma xam ne comme man dama opté sëy ak moom te moom laa bëgg ma ne lu ma bëgg ma bëggale ko moo tax ma ànd ak président Macky Sall mais man PS laa sama deret PS moo ci doon daw waaw
waaw léegi comme que PS nga woon léegi nag fi mu nekk ni moom APR moo ci daw mais nag bëgg naa na nga leeral ma tuuti rek ci mbirum xaalis bi. waaw soxna Sophie di loolu moom ba ma ci laajee dinaa sawar lépp parce que xaalis bi lépp fépp fu mu jaar rek man ku ma ci waxul dara rek mënoo ko xam ndax jigéen ñooñu ñu tuumaal nee nañ leen dem leen laaj trésorier bi moom moo leen mën a wax fi xaalis dugg ndax ñoom bu ñuy laaj waruñoo dem di laaj Fatou nañu laaj trésorier bi ba trésorier bi wax leen ñoom ñu xam lan la ñu def dégg naa ba ñuy def seen émission dañ ne laaj nañu trésorier bi mais man kenn laajuma man duma apprenti jekk yabuma tollooguma fu ma naan kenn bàyyi naa la ak yàlla boo yabee nit rek sa doxin bala léegi ñoom laajuñu ma dara te xaalis bu dugg fii ci sama loxo bii la dugg Fatou def décharge bi ba xaalis ba jóge woon Sénégal ci man mii la affaire bi jaar maa ut kuñ ko jox fii ma joxeel ko Sénégal kon nag bu ñuy tuumaal Fatou nañu wax rek nañu wax lu leen neex nit ki nag yàlla nag buy defar day mel ni ku yàq waaye yàlla du bind ci 2 fukki fan rëy ci fukki fan mënuluñ ko dara mbow bàyyi ndax ñoom bu fekkonte ne li ñuy wax a ngi ci ñoom ñun duñu jàpp le 23 réunion bi ne dañuy leeral man maa ko dugal parce que man maay chargé des femmes nord bi ma jël ko dugal ko ci nord bi le 24 ñu toog ba nga xam ne mai laa ko dugal ñu toog ba juin ñu soog a dugal seen réunion ñoom it jàpp même jour boobu pour lan soxor ak iñaan mais déedéet pour Fatou bu mu def évaluation bi ñoom ñu am dëgg ci moom mais nit ki kay boo ko tuumaalee mu ne kaay ma leeral mais looy daw bu fekkee yow gor nga te gor sa wax ja waroo daw waroo tiit mais nag comme ñimewuñu moo tax ñu daw ñun ñi ñime taxaw nañu leeral li ñuy leeral xaalis bu fi dugg daal sama loxo bii la jaar te ku ñëwul wax ak man di nga doo xam lenn te duma may kenn 2 dërëm waaw foo ñëwee nag fekk ma maa ngi toog di la xaar. kon daal ci sa biir wax mooy li ñu wax li dara amu ci daal. li ñu wax yëpp dara amu ci amul kenn ku mën a waat ne lii ñu wax am na dara amu ci dañoo wax lu leen neex ak waxu yàq ak di def yëfu jalousie ndax kat ki wax ji am na lu mu bëggoon amu ko moo tax mu def lii mu def waaw am na lu mu bëggoon ci Fatou amu ko mu wax lii mu wax waaye nag da ko leer ne loolu da koy yàqal rek mënulu ko dara na wax tey ba suba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gën di mbindeef te dañ daan wax ci ginnaawam kuñ dul wax baaxuloo ñun dañuy wax chaque jour rek ñun ñuy avancer di dem suñu yoon amuñu seen jot. waaw ma ne salaamualeykum bisimilahi rahmaani rahim man li ma xam si Fatou Dupont ku ma xam sax xam ne ay waxu télé yii du sama affaire mais nit ki da nga koy waxal li nga xam ñun li ñu xam ci moom mooy man xameewuma ko fii Italie gii maa ngi ko xamee ca waagu ñaay mu yàgg lool ma gis ko mu nekk nit ku jàmbaare nit ku bëgg li muy def nit ku topp ci ginnaaw Macky Sall nit ku wóor nag te dëggu loolu laa xam ci moom te di ko ñaanal li muy yóotu ci palaasam fii ci APR yàlla na ko yàlla yeggaleel te yàlla jotele ko si barke Seydina Mouhamed jërëjëf. awuzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw bu ma jullee ci yàlla sant Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant Serigne Touba di ñaanal sama Serigne Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. waaw Fatou Dupont nag ñun li ñu xam ci moom avant 2009 muy dugg ci APR la ñu xamante woon nekk fii depuis 20 ans Fatou xam nañ ko ci jub Fatou xam nañ ko ci dëggu Fatou xam nañ ko ci safoo nit ñi Fatou xam nañ ko ci safoo faale nit ñi bëggul dërëmu kenn nag bi mu duggee ci APR 2009 Fatou fii lu fi xew Fatou taxaw na yëkkati alalam ànd ak aram ñi ngi mii muy soxnaas tonton Pape Cissé xoolal fi ñuy dem di génne ci gab bi di jox nit ñi naan leen APR la ko jox nit ñëpp dañ ciy jàkkaarloog dañ ciy teg suñu bët te xam nañ ne APR joxewul dara ñoom dañuy jël di jëmbat di xaar APR sax ñu doog a góob kon Fatou lépp lu ñu ko waxal damaa bëgg Fatou dañoo lépp lu ñu ko waxul lu dul dëggu ak soxlawul alalu nit ak bëgg Macky Sall bëgg daal li muy taxaw baax lépp lu ñu ko waxal lu dul loolu ña ngay wax safaan mais nag damaa bëgg mu xam ne it Serigne Touba mi nga xam ne mooy borom jamono gaalam yi ay xasidaa ci fees xasida yi kese moo ci feesoon te Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ci doon tagg lu ñu ko waxal ne ko ay feta la ci ne kon nag Fatou
damaa bëgg sa ginnaaw bëndëng fii Bologna nga xam ne fi la ne ñun ñu xam ko laa wax xaw ma ne ku ko xamul mais ku ko xam laa wax ci dëgg te ñun xam nga ku ñu gis xam ne ñun xoolal duñ ne kenn yàllaa ngi nii te teguñu yàlla bët Fatou baax la ñu xam ci moom yaru na safoo na nit ñi faale na Macky Sall nag lay nooyoo dërëm bu mu am mi ngi ko def ci Macky Sall di ko jëmbat di xaar nag mu jebbi mu doog a góob ak ñi mu àndal kon jërë ngeen leen di nuyu ñi fi teew di leen gërëm di leen sant di la nuyu di la gërëm di la sant soo ma laajee ci Fatou dinaa ci sawar ndax li may wax dama koy wax te yàlla rek tax ak yonent bi ndax lu waaye wax ci àddina danga koy waxaat yolmal xiyaam te kenn jaraluñu ñuy wax naka sudul noonu daal xam naa ci moom ngor ak dal ak taalube ak dëggu loolu xam naa ko ci moom beneen bi ci topp nag mooy mbirum xaalis bi ñuy wax nii lenn lu ci nekk rek man laa wax de témoin laa ca palais ba Sénégal gisuma ñu jox ko xaalis loolu moom lu ma wér la te ku ma tegaloon sama kaamil ma waat ko parce que maa ngi woon ci palais ba beneen bi ci topp nag mooy lii ñu koy tuumaal ñu woo leen ne leen na ngeen ñëw ñu leeral leen nanguwu ñoo ñëw loolu nee naa ko mook àddina moo ànd ku boot bukki xaj baw la te ku boot mbooloo faaw ngay dégg safaan ba ndax keroog dugg naa ci kii bi nee naa leen ki nga xam ne Fatou dafa am yaay am ay rak am ay doom ñu jël lu ñaaw di ko teg ci deram te doom nawle la kon nag toujours war nañuy sóoraale yooyu ndax ñun dañu am suñu njaboot kon nag lu ñuy waxati war nañ di ko seet mais moom nee naa ko man bi ma duggee it wax naa leen ne leen waxuma ko pour que daf ma may mbubb wala daf ma may xaalis parce que léegi nit ñi loolu lañ xewal boo waxee dëgg ñu ne waaw da koy sibooroog da koy lii te fekk man Fatou Sougou man du ma emprunté wu jeeg du ma ko sóoru jeeg du ma fompal kenn yi daalam du ma ragal kenn ginnaawam ndax ginnaaw yàlla li may liggéey ginnaaw yàlla diita bi moom ma koy jox Fatou Macky Sall ma koy jox wala Fatou Dippo wala Aram damay wax rek sama dëgg te yàlla tax dañoo ànd nag àndu gor ànd nawle parce que ànduñu di jayante ànduñu di jëwante kenn ku ci nekk da ngay ànd ak sa moroom te yàlla rek tax ak dëgg ñun ci dëgg la ñuy dox dëgg la ñu xam ci la ñuy dox boo dëggoo nag doo mën a bëri ay xarit loolu la man mooy sama défaut man mënu ma bëri xarit parce que dama dëggu tey dëgg laa àndeek Fatou mi dëgg laa àndeek Aram gisuma man xaalis bi ñuy wax ci moom fu mu ko lekk fu ñu ko joxee mu lekk ko amul comme ni leen ko alam leerale jarul ma ciy ñëwaat man daal li ma xam ci moom mooy tey ak dëggu te lépp loo xamante ni dina ko def dinañu woo Aram woonu ne nangam ak nangam lan mooy seen xalaat du jël mukk décision te laajuñu ñun man tant que Fatou Sougou responsable de femme de Ravena man loolu xam naa ko ci moom li ma xam ci moom rek laay seere te yàlla rek tax nag kon nag comme dañoo ànd nañu ànd ngor nañu ànd ci dëgg nañuy bañ di yàq der parce que yàq der baaxul parce que lii day jeex ëllëg dañuy xool kenn ku xool sa morom sëgg boo ko waxalee lu ñaaw man Fatou Dippo baax laa xam ci moom ngor laa xam ci mooy tey laa xam ci moom yorul nag jikkay jinax di matt di ëf man li ma xam ci moom rek laa seere te yàlla rek tax mais nit foo jiitee mbooloo rek di nga am ñoo xam ne dañuy nekk ci sa ginnaaw di la gor loolu kenn mënu ci dara mais suñu gox moom la ñu mën ci liggéey ñun ñoo ngi ci di ko def parce que Baba Galle lu mu mën ci liggéey ak di xëcc nit ñi mi ngi ci guddi ak bëccëg Mass Fall mii ma àndal nii mu may dawalal ki yaayam wàcc liggéey barki Dembo Ndiaye témoin la ci xam na si dara parce que fu ma mus a jëm ci réunion yi sa borom kër bu amul temps bu ñëwul moom moo may yóbbu mais suñu gox moom la ñu fa mën ci liggéey moom ñoo ngi ci moom di ko doxal daal. auzu billahi mina sheytaani rajim laa xawla wala xawata illa billahi azim bismillahi rahmaani rahim maa ngi tudd Soxna Fallou Sène nekk Bologna session APR bu Bologna Fatou Dippo nag sama mag la sama xarit la sama conseil la ni ma ko xamee ku jub ku gëm boppam fonk nit gëm boppam gëm ñàkkam soxlalul alalu kenn topp si ginnaaw Macky Sall di def alalam ngir jàppale président Macky Sall loolu laa ko xamee xawma ci moom benn ñun duñu ànd ak ku jubul te macha allah Fatou am nañ ci moom confiance totale li muy yóotu yàlla na ko yàlla may ci bàkke sëñ Fallou. man Khady Niane laa tudd Fatou daal li ma xam ci moom baax yaru bëgg Macky Sall di ko jàppale lu mu am dugal ko ci parti bi lu mu am def ko ci Macky Sall kon nag Fatou moom luñ ko waxal lu nekk du dëgg waaw du dëgg Fatou moom li xam ci moom mooy baax yaru waaw bëgg parti bi di jàppale parti bi bëgg Macky Sall loolu la leneen luñ ko waxal lu nekk
du dëgg. jërëjëf Sophie Dior ci élément boobu Fatou Dupont gis nañu élément bi sa ay camarades parti def ko lan ngay wax ci témoignage bi ñu def ci yow. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum sama mbokk yi di leen nuyu di kontaan lool di commencé di leen sant di leen gërëm yéen waa Diaspora Vision yéen ñi ñëw tey jàkkaarloog man pour jox ma opportunité bi tey ba mu mën a jàkkaarloog nit ñi mën a wax ak ñoom. di ci kontaan lool. di sant di gërëm nag sama camarade yi sama dëkkandoo yi def témoignage bu rafet bii ci man. ma leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal rek di xam ne ñoom ñoo baax moo tax ndax wax ci sa mbaaxu morom yàqul dara ci sa mbaax. ni ñu ko déggee donc li jot a jip ci lu ñu wax mooy li nekk ci Fatou Dupont kon. dëgg la. loolu moo am te ma leen ciy sant di leen gërëm bu baax. jërëjëf Fatou Dupont laaj bu njëkk bi mooy bu ma nee kan mooy Fatou Dupont lan nga may tontu bu fekkee dindi naa sa coggu politique maanaam sa casquette politique pour mu gën a leer. Fatou Dupont sénégalaise la yàgg Italie. nekk mère de famille. def fi 20 ans fii ci Italie. nekk koo xam ne daal mën naa ne taalibe la. jigéen la. nit la koo xam ne tamit ku ambitieuse la. ku bëgg li muy def la. kuy dox ci li nga xam ne luy boole ay doomu aadama la. ku bëgg koo xam ne tamit luy jàppale doomu aadama la. ak koo xam ne wax dëgg yàlla dafa gëm liggéey. kooku mooy Fatou Dupont. Fatou Dupont mooy li nga wax léegi mooy donc Fatou Dupont en dehors de sa casquette politique. mais bu ñu nee Fatou Dupont ci APR lan nga may tontu. ci APR Fatou Dupont danga naan moom mooy présidente mouvement national des femmes d'Italie. loolu nag dinaa leen ci defal benn histoire bu ndaw. ndaxte démb moo waral tey. Fatou Dupont dafa yàgg ànd ak son excellence monsieur le président Macky Sall. depuis 2009 bi fi président Macky Sall ñëwee fii ci Italie ñëw seet si ay naataangoom ñëw seet si ay mbokku sénégalais ñëw nag amoon lu mu doon séentu si ñi nga xam ne ñoom la doon seet si mu am la chance aussi de connaître des personnes. personnes yooyu tey ñoo taxawal fii APR di ànd ak moom 2009 ba 2011 ci kàttanu yàlla 2009 boobu nag. ci la am opportunité am la chance de connaître ki nga xam ne tey mooy le président de la république muy monsieur Macky Sall. di kontaan loolu nag rëccuwuma benn bi yoon si lu ma doon ànd ak moom. alors Fatou Dupont ak Macky Sall ci nga tàmbalee def politique wala laata Macky Sall yaa ngi doon def politique. musuma def politique. lan moo la inspiré ba nga topp le président Macky Sall xanaa gis son excellence monsieur le président Macky Sall mu nekk une personne très ambitieuse. nekk nit koo xam ne wax dëgg yàlla am na fu mu bëgg dem yóbbu fa Sénégal am yéene pour sénégalais yi surtout les sénégalais de la diaspora. ma gis si moom yiw gis si moom tamit nit ku am ambition. nit koo xam ne wax dëgg yàlla liggéey rek moo ko ñor. te tamit comme te man it dama am ay valeurs yoo xam ne dama koy gis si nit mu koy incarner mu convaincre ma loolu laa gis si président Macky Sall. ba taxoon ma dem ànd ak moom 2009 parce que Fatou Dupont ñu ngi ko def maanaam présidente mouvement des femmes en 2011 à Bologna à une assemblée générale boo xam ne samay naataango samay camarades de parti ñoo ko fekkee. mais aussi des responsables du parti ñi nga xam ni mooy le coordinateur national ak ki nga xam ne moo nekkoon chargé des femmes au niveau de la DSE d'Italie. waaw foofu la Fatou Dupont nekkee présidente mouvement des femmes élue nag légalement dans la transparence et dans la démocratie. ñu ciy sant yàlla ba 2012 si kàttanu yàlla ak mbaaxam ci la Fatou Dupont nag ne àndam ak président Macky Sall du ko yemale Italie rek parce que mën naa ne ñi nekk fii au niveau de l'Italie ñoom ñooy ñi nga xam ni tamit mën nañoo liggéey au niveau du Sénégal pour jàppale ko. ndaxte président Macky Sall de ku ko jàppale ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla mën naa def bu jëlee réew mi dina yóbbu réew mi fu sori. ba tax na 2011 boobu
bi ñuy préparé pour président di def congrès en 2012 à Diamalaye ci la Fatou Dupont jóge fii Italie en tant que président du mouvement national des femmes dem fee si Sénégal aux HLM ndaxte sama famille HLM 4 lañ dëkk teg fa comité woote si turu APR dans des conditions très difficiles mais ñu siy sant yàlla nag ndax HLM ku fa xam ni tamit Linguère moo fa nekk une grande dame liggéeykat jàmbaar ku xam politique muy soxna Aïda Ndiongue que je salue au passage si njàmbaaram ak taxawaayam si biir politique loolu ci condition yooyu laa duggee président Macky Sall di ko liggéeyal nag continuer waat di ñëwaat fii ba 2012 si kàttanu yàlla suñu borom may ñu ndam président Macky Sall nekk président de la République muy sunu ndam ñun ñëpp. sa bilan moo positif moo tax nga nekk fi depuis 2011 ba léegi wala dafa am leen lu ko waral. boo gisee ma nekk fi depuis 2011 maanaam ñun 2012 le président Macky Sall nekk président de la République. kon 2011 mën naa ne dara xaju fa woon. parce que président moo nekkoon nit ki nga xam ne xëy na moom moo soxlawu nit ñi ñun ñu ànd ak moom ci loolu. ba mu nekkee ci réew mi nag 2012 ba 2015 ci kàttanu yàlla si la ñëw nag fii ci Italie ñëwaat seetsiwaat njaboot gi ñëwaat seetsiwaat ñi nga xam ne ñooy ses militants mais ñëwaat fi tamit en tant que président de la République profité waale si tamit seetaale si ñi nga xam ne ñooy ses responsables et ses militants. ci loolu nag amoon na tuuti rek problème bu amoon au niveau du mouvement national des femmes parce que mën naa ne mouvement national des femmes ban ko créé ba tey xam nga rek àndu jigéen dara yombul surtout en politique. il faut mu am coow tuuti. il faut mu am tuuti coow. te politique la ñuy wax loolu mënu cee ñàkk mais nag ñu koy continuer di ko gérer parce que nag lépp lu ñuy def rek ñun ñu ngi koy def ci légalité ñu ngi koy def ci transparence ñu ngi koy def ci conviction. parce que xëy na Fatou Dupont la ñuy gis en tant que présidente des femmes. mais nag Fatou Dupont dafa am ñu muy àndal ci liggéey bi ñuy de grandes dames des Linguères comme ni ma tàmmee di leen ko waxal des personnes de valeur et de conviction gëm son excellence bëgg son excellence monsieur le président Macky Sall ba yaakaar naa ni bu fekkee am na lu ñuy def président Macky Sall moom moo leen yoleen njukkal mais ñoom wàccoon na nag moom coow nag mënul ñàkk ci mouvement des femmes coow mënul ñàkk ci ànd jigéen surtout en politique. mais lu koy waral en général est-ce que ay guerre de positionnement la. waaw guerre de positionnement leadership kan moo war a jiite waaw mënu see ñàkk parce que on est en politique il faut mu am tuuti rivalité. loolu tamit moo ciy xorom si. mais l'essentiel que lépp lu ñu ciy def rek parce que politique la. politique bala ngay xëccoo guerre de positionnement nit dafa baax pour mu am base. parce que ñun yaakaar naa on est là pour tout le monde te président Macky Sall dafa am lu mu ñu jàngal. mooy ñuy yaatal ñuy déglu ñuy wàcc ci base bi di wax ak nit ñi parce que nag politique base la bañu ni kenn koo xam ne jóg na xëy na peut-être pour bëgg a nekk présidente du mouvement des femmes c'est normal mais nag day fekk kooku mu am base préparé wu am mbooloo ci ginnaaw bu ñëwee ba am mbooloo moom ba ñëw taxaw Fatou Dupont en toute démocratie pour bëgg a jàppale son excellence mun na ko jébbal mais nag mu jaar fa Fatou Dupont jaar dem aux élections parce que Fatou Dupont tegu fi boppam Fatou Dupont président Macky Sall tegu ko fi Fatou Dupont ay camarades de parti ñoo ko fi teg ay naataangoom ay nit ñoo xam ne xëy na peut-être Fatou Dupont ëppalewu leen dara du xam-xam du lenn mais xëy na ginnaaw yàlla ak yonent bi jël nañ Fatou Dupont ne yow leen jiital ci kanam pour nga jiite ñu si loolu la nekk ba suñu jonee lay tey. waaye nag seen parti bi bëri na coow lool parce que boo ne ma am na une démocratie interne. te coow li bëri lool dina am benn contradiction bu am. non il faut ñu wax li nga xam ne moom moo am daal am. coow mënu see ñàkk tamit. xam nga même bu fekkee da nga yore sa kër sax yore sa njaboot gi ci boppam ñi nga xam ne yaa leen bokk jox. du ñàkk si biir njaboot gi mu am coow. mais loolu yëpp on essaie de gérer ça mais l'essentiel que ñun en tant que mouvement national des femmes lépp lu ñuy def. ñu ngi koy jéem a def ci légalité lépp lu ñuy def ñu ngi koy jéem a def ci li nga xam ne mooy yoon ak ci li nga xam ne moom la ñu président Macky Sall sant. parce que fait président Macky Sall xëy na samay moroomu naataangoo jiital nañ ma di ay jigéen comme man di ay gox comme man président Macky Sall ñëw dëggal ko mais man itam damay delloo njukkal bi samay camarades de parti ba tax na
du ñu tëjal buntu kenn. ndaxte président Macky Sall teguma fi pour may xool kuy dugg ak kuy génn. rivalité bi nag dama ciy sant yàlla rek. di ñaan yàlla képp koo xam ne ñëw na pour bëgg a gérer li nga xam ne mooy mouvement des femmes wala bëgg a jiite jigéen ñi tamit mu ñëw bu ñëwee ci légalité ñëw ci li nga xam ne mooy yoon ma xool ni am na compétence yooyu ñu dem comme fi ma jaar rek mu jaar fa ñu jox ko rek ñu dem l'essentiel ak man li ma intéressé en tant que présidente des femmes mooy li nga xam ne moom mooy intérêt parti bi ak li nga xam ne moom mooy jàppale son excellence ba ñu élire ko parce que ñun loolu lañ bëgg. man ci tànk yooyu laa taxaw jigéen ñi ànd ak man ci liggéey bi tamit ci tànk yooyu leen taxaw mooy reconquérir l'Italie fexe ba président Macky Sall am lam fa amoon en 2012 ci kàttanu yàlla. effectivement mais nag dañu seetlu ne yow tamit da nga xaw a am benn absence ci moyen de communication yi maanaam doo faral di feeñ ci médias yi tey nga ne ma depuis 2011 yaa nekk ci boppu jigéenu APR yi fii ci diwaanu Italie lan moo waral taxawaay boobu ngay daw toujours médias yi di daw moyen de communication yi te nga nekk tamit ci benn boppu structure bu am doole fii ci Italie. dëgg la parce que mën naa ne le mouvement national des femmes structure intégrée de la DSE d'Italie DSE d'Italie nag boo ko déggee mooy délégation des Sénégalais de l'extérieur Fatou Dupont nag en tant que présidente mouvement des femmes tànn li nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy def politique te duñu dem ci média xëy na tey am na gis-gis àdduna toll na foo xam ne il faut ma génn ci ruq bi ma nekkoon génn jàkkaarloog sénégalais jàkkaarloog samay naataango am lu bari loo xam ne xëy na dinaa leen ko mën a leeralal ci li nga xam ne mooy mouvement national des femmes mais ci li nga xam ne tamit mooy sama taxawaay ak ci li nga xam ne moom laa jiite muy mouvement national des femmes ak sama diggante ak parti bi ak sama diggante ak président Macky Sall. loolu moo tax ma jël décision tey ne naa génn nag ndax jàkkaarloog nit ñi ndax dama fee am ay soppe am fi ay xarit am fi ay wëllëre am fi ñoo xam ne tamit wax dëgg yàlla ñoom laa bokkal liggéey bi ñuy dégg Fatou Dupont xëy na peut-être te amuñu occasion dégg Fatou Dupont fu mu waxee. est-ce que yaakaaroon ne aussi ne ñeneen ñi ñoo la doon jël un peu de distance. nga ne ah man tam bu ma génnul wax mel ni ñoom peut-être dina am loo xam ne dinaa ko perte. non du loolu parce que man dama am ni may doxee. ni may doxee mooy lan man gëmuma politique rek mooy génn di wax. waaye nag génn di wax am na ci solo. génn di wax am na ci solo lool parce que fii àdduna toll moo tax. mais génn di wax bi rek du politique. politique dafa baax pour ngay wàcc ci base bi politique dafa baax pour ngay wax ak nit ñi mais du question da ngay xëcc sa rajo rek wala nga xëcc say télécaméra rek toog di wax. de telle sorte que man damaa jëloon décision ne naa liggéey sama liggéey parce que nag lii nii wax rek moo ci nekk nanu toog ba xaar ba gis fu ñuy fayee wax bàyyi jëf. mais nag comme te conditions yegg seen na fii. moo tax tey ma ne naa génn rek jàkkaarloog sénégalais yi jàkkaarloo yéen waa jox leen exclusivité bi pour mën a waxanteeg ñi nga xam ne ñooy samay naataango. kon bés ni ki tey mun nañ ne beneen Fatou Dupont la ñuy gis. incha allah rabbi. waaw léegi Fatou Dupont dama dégg sànq nga ne da nga xaw a lëkkaloog ak DSE. avant may dugg sax ci domaine boobu dama woon xam yéen nan ngeen structuré wu fii au niveau de l'Italie. fii au niveau de l'Italie ñun on a une DSE. muy délégation des Sénégalais de l'extérieur nga xam ni ci parti bi ni ñu ko sosee. ak ni ñu ko defee loolu liñ fi texewee DSE bi noonu lañ ko taxawee partout dans le monde. que ça soit au Sénégal que ça soit aussi au niveau de la diaspora. au niveau de la diaspora nag dañoo teg fu ci nekk benn bànqaas boo xam ne moom la ñuy tuddee DSE. DSE boobu nag dafa amaat yeneen i bànqaas yoo xam ne ñoo nekk ci biir muy des structures intégrées ak ay structures yoo xam ne ay structures affiliées lañ. mouvement national des femmes nag ci bànqaas yi ñuy wax structure intégrée yi ci la bokk. mais est-ce que structure yi foofu DSE fii structure à gauche commission mouvement. mais noonu la parti bi taxawee. parti bi noonu la taxawee parce que y a le mouvement national des femmes y a le mouvement national des jeunes y a le mouvement national des cadres et des sages. loolu yëpp ay bànqaas la yoo xam c'est pour faciliter la tâche rek parce que parti lañ yore. te parti bi tamit pour mu dox il faut ñu organiser ko loolu moo tax ñu teg bànqaas yooyu yëpp.
est-ce que ñooñu ñoo ngi répondre maanaam ñoo ngi déglu bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi. waaw loolu parce que tamit pàcc yi bu bëree lool mun na am ay jafe-jafe. waaw bu fekkee nag respecté nañ ko. ndaxte parti bii ñu yore dafa am règlement intérieur am un statut. bu fekkee respecté nañ li nga xam ne mooy légalité respecté nañ li nga xam ne mooy charte parti bi wax dëgg yàlla war na noo mën a déglu li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy instance de décision bi nga xam ne moo nekk ci kaw muy la DSE. mouvement de soutien yi nga xam ne sóoraale nañ leen parce que ñun ñëpp umpale woon ni ñu APR rek falu fi président Macky Sall. ñun président Macky Sall mu ngi fallu si turu Benno Bokk Yaakaar. muy coalition. coalition boobu nag ñun itam au niveau de l'Italie loolu la ñuy dekkal ci loolu la ñuy dox. ba tax na structure yooyu tamit teg nañ ko mais teewul yeneen structure yi nga xam ne ñu ngi ci te bëgg a ñëw bokk ñun ci liggéey bi tamit ñu ngi leen ciy boole. voilà bu ñu jëlee wàllu DSE coow li bëri na lool DSE bi dañ ko war a tas DSE bi doxul yow ban bilan nga mun a wax ci nga xam ne mooy DSE. ci lu jëm ci seen doxalinu parti fii ci réew mi parce que tamit dóoraat da fi moo si gagné leen gagnéwaat leen ci wàllu élection yi man daal dama fi gisul bilan bu positif boo xam ne vraiment war nañ ko mun a bàkkoo. et chaque jour ñoo ngi wax DSE. c'est vrai boo gisee loolu nag dafa am lu tax. parce que ñun en 2012 ñun ñëpp danoo bokk ndey bokk baay gëm kenn rek muy son excellence monsieur le président Macky Sall ànd ak moom ñun ñëpp kenn gisul sa bopp kenn fëggul sa dënn. ndaxte parti politique lañ yore benn leader lañ yore muy son excellence monsieur le président Macky Sall mais bu ñu tolloo ci jamono boobu yàlla def ñu joxante loxo dans des conditions très difficiles ñu gagné avec une victoire éclatante fii ci Italie yaakaar naa ni bu ñu toogaatee ba tey dem ñaari yoon ñu lajj war na noo mu xoolaat suñu bopp. kon boog damay dëggal ni la DSE bi te du DSE bi rek mën naa ne lépp li nga xam ne mooy structure fii si APR xëy na peut-être ni mu waroon doxee daxeew ko li ko ñàkk a doxal nag ci foofu laa bëgg a jëm si. mooy doxalin ba nga xam ne moom lañ doxalee woon joxante loxo boobu nga xam ne joxante woon nañ ko ànd boobu nga xam ne àndoon nañ ko di jàppale kenn rek muy son excellence ànd boobu moo fi amatul rivalité yi moo am au niveau ci li nga xam ne moom mooy APR au niveau des responsables. ku ci nekk yaakaar ni leader nga ku ci nekk bëgg a tëgg sa dënn te wax dëgg yàlla man li ma gëm ak li ma xam mooy nit boo nekkee ci dara di si yëngatu nga am koo xam ne yow nee nga moom nga gëm kooku teg ay charte teg un règlement intérieur teg un statut teg fi ay nit ne ñii ñooy samay responsable ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo jiitu yaakaar naa ni bu fekkee liggéey rek moo ñu ñor bëgg a jàppale son excellence rek moo ñu ñor danoo war a respecté kooku ay kàddoom ndaxte respecté ay kàddoom mooy ànd ak ñi nga xam ne ñoo fi jiitu ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kanam ñun ñëpp ñu ànd ak ñoom joxante loxo jàppale waat son excellence mais divergence bi yëpp daal problème de leadership la. et puis donc day wane na aussi amul discipline au sein du parti. waaw moo ko munee. waaw en toute franchise discipline bi si waroon am amu ci. xëy na loolu moo waral lii yëpp am ci. est-ce que seen président parti moo ngi koy càmbar di leen ci jox ay conseils. di leen ci jox ay waaw mu ngi ciy joxe ay conseils moom wax dëgg yàlla mu ngi ciy def waru garam bu baax a baax a baax. te foofu dinaa ci dugg tuuti. ndaxte président Macky Sall la mu mënoon en 2012 mënatu ko ci jamono yi ñu toll ndaxte nekkatul rek président de parti mais dafa nekk président de la République le président de tous les Sénégalais kon boog yaakaar naa ni la mu mënoon bu njëkk. ak kiyaamaate ya mu doon mën a def mooy di waxanteeg nit ñi di saafonteeg nit ñi di wàcc di waxanteeg nit ñi directement xëy na loolu mënatu ko raison de plus dafay doon soxla ay nit ñoo xam ne ñooy nekk ci wetam entourage bu baax boo xam ne dinañ jàmbat ay nitam di xool nan la ñuy doxalee pour jàppale ko ci cadre boobu. loolu nag amul am ay nit ñoo xam ne xëy na ñu ngi ciy profité di def lu leen neex mais li ma gëm man. mooy bu fekkee dañoo bëgg a jàppale son excellence mooy ñun nanu jàpp à respecter ñi nga xam ni loolu mooy décision président Macky Sall en premier lieu ndaxte nit ki mënoo koo jiital ba pare ne kii mooy sama leader kii laay liggéey ba pare te bu la waxee wala mu sant la doo ca jaar foofu la indiscipline commencé te yaakaar naa ne fii ci APR Italie bu fekkee dëgg rek moo neex suñu borom loolu moo ñu manqué ñàkk a respecté lii nga xam ni moom mooy charte parti bi
ñàkk a respecté li nga xam ne mooy ay décision yi nga xam ne moo jóge ci kilifa gi ndaxte président Macky Sall. est-ce que sax merewu leen ci benn boor. ci benn côté mun nañoo mere. parce que boo yoree njaboot goo xam ne saa su ne yaa ngi leen di woo yaa ngi leen di bëgg a lijjanti yaa ngi bëgg a sàmmanteeg ñoom kóllëre te foofu dinaa fa teg sama baaraam. ndaxte président Macky Sall daf ñoo defal lu rëy loo xam ne benn président mu suñu ko defal dafa jël ay nit ci ñun ci parti bi ñu doon ànd ak moom jox leen des postes de responsabilité mën naa ne le consul général bi nga xam ne moo fi nekk militante APR la responsable la APR vice consul kazalika noonu ki nga xam ne moom moo yore bureau économique bi kazalika noonu ak ñeneen kon boog man mën naa ne ñooñu ñëpp si njabootu APR lan bokk. kon boog waroon ngeen bëri doole. waroon nanoo mën a bari doole mais nag xëy na peut-être joxante loxo ba ak ànd ba nu wanoon ànd moo des mais nag maa ngi am yaakaar. maa ngi am yaakaar. man moom et je suis très optimiste. que ni bu nu waxtaanee juboo def li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg son excellence ñun ñëpp ku ci nekk jël say affaire yi nga xam ne téye nga ko. wala sa intérêt personnel boobu tra parenthèse yi bu fekkee mën naa ko wax. teg ko ci suuf jël intérêt président Macky Sall jëm ko falaat yaakaar naa ne lan fi amoon war nañ ko mën a amaat. ak situation bi mu toll nii fu mu toll nii yaakaar naa ne dina metti lool parce que seetlu nañ ne temps yi démission yi bari na aussi dinaa ñëw ci kanam tuuti ak démission Soda War nekkoon tam élément boo am solo ci APR Brescia. mu bett ñu bari. dinañ ci dikkaat tuuti lu tax démission yi di faral di am parce que ñu bari ngi mer ku mer rek bàyyi. ku mer rek bàyyi. dëgg la leneen li mooy tamit mouvement yi ñoo ngi commencé bari ku nekk bu meree rek day tëb créer benn mouvement de soutien mais loolu tamit est-ce que du leen indi jafe-jafe encore. parce que boo ne ma ne aussi dina am saafara dans l'avenir na ma xaw a jaaxal lool. dëgg la mais nag. foofu fi nga jëmee si Soda War dama ciy profito di ko nuyu. di ko sant ak sama camarade de parti yi nga xam ne ñoom laa bokkal fii ñëpp ci Italie ci taxawaayam parce que Soda War nee naa c'est une lionne une amazone jàmbaaru président Macky Sall la kon boog Soda War mer wala mu am frustration wala mu dem ba ne damay bàyyi APR man de Fatou Dupont dama koy naqar dama ciy am mbetteel lool. parce que nit koo xam ne ba dara nekkagul dara yow bokk nga ci ñi nga xam ne yaa ànd ak son excellence gëm ko mu jaral la nga def ci sa xaalis def ci sa temps def ci ay sacrifice muy moom ak borom këram monsieur Ibrahima Mbengue de Brescia ñu ay responsable nag di ay notable fee ca Brescia yàgg yëngu ci biir Brescia Soda War nekk koo xam ne ku ñu ràññee la aussi si social ma ciy profité nag si occasion bi di ko woowaat en tant que sœur en tant que camarade de parti pour mu ñëw dellu siwaat ci biir njaboot gi ndax kër gi këram la ndax yaakaar naa ni bu nu toogee ci suñu biir waxtaan def póotum biir nee rek yaakaar naa ni lu bari war naa mën a saafaru te président xam naa ko nitu kóllëre la nit la koo xam ni ku reconnaissant la nit la koo xam ni tamit wax dëgg yàlla bis bu nu toogoon tey ba mu am ak moom yenn discussion yi dina xam ni wax dëgg yàlla président am na fu mu ko teg. am na fu mu teg Ibrahima Mbengue man loolu xam naa ci dara. waaw kon nga yaakaar nga ne Soda War dina mën a dellu su fekkee. yaakaar naa loolu. waaw man moom sama gis-gis mooy ne démission yi na gën a bëri. non bul wax loolu non dinañ waxtaanaat ci suñu biir. incha allah rabi waaw. waaw kon baax na léegi leneen lu ñuy wax mooy ci mouvement de soutien yi laa doon wax sànq sax parce que yaa dem ci Soda War ku mer créer sa mouvement de soutien dama ne ndax yooyu mouvement de soutien yi ndax du leen indil ay jafe-jafe ëllëg mouvement de soutien yi boo xoolee ñi ko fi créé bariwul noonu te ñi ko fi créé bari meex dellusiwaat mën naa ne bu dee benn wala ñaar bariwuñu ñi si des ñëpp ay mouvement de soutien yu ñu créé la ñeneen dañoo jóg pour soutenir son excellence monsieur le président Macky Sall ñun duñu leen def lu dul tàllal leen loxo. waaye mais bu fekkee DSE ngi fi yéen seen mouvement des femmes ngi mais loolu yëpp mënuñu leen rejoindre que dem di créer yeneen mouvement. dëgg la mais loolu yëpp nag ci liggéey bi la bokk. xam nga tamit comme li ma la waxoon sànq ci commencement bi rek DSE bi moo ngi fi responsable ñi gëm DSE ñu ngi fi. militants yi gëm DSE ñu ngi fi ñi gëm règlement parti bi ñu ngi fi mais képp ku jóg taxaw tamit ne dangaa bëgg a def ce mouvement de soutien pour jàppale son excellence monsieur le président Macky Sall ñun en tant que responsable di fi représenter son excellence ñun duñu def lu dul ne la yegg si jàmm ak salaam ñu frustré ak ñi nga xam ne xëy na peut-être
am na loo xam ni liñ doon séntu ci APR wala liñ doon séntu ci son excellence gisuñu ko tamit politique tamit patience la. waaw même au sein de la DSE tamit am na ay frustré. mais nag politique la ñuy def xam nga politique dafay demander sacrifice comme ni ma la ko waxee woon sànq day demander aussi conviction gis nga nit ki looy def te nga gëm ko du ñàkk pañ saa yi nga merci de mais du lu mu yàgg yow fi nga nekk da nga fay mat sëkk mat sa place mais nag bu fekkee dafay neex rek nga ne va tout bene mu neex nga dem mu naqari nga ne ah damaa mel nga toog sa kër kon duñ dem fenn. président Macky Sall tey fi mu yegg si tey bu doon dafa frustré toog këram kon tey mën naa ne tey fi mu yegg si tey du fi yegg si. damay waxaat sama camarade de parti rek di waxaat militant yi que ñu gën a góorgóorluwaat di leen ñaaxaat rek ci liggéey bi di leen gëmloo tamit que ni liggéey rek moo am solo ànd bi rek moo am solo te mënuñoo am dara dans la division. mouvement de soutien c'est bien beau ñoom ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo mais ñeneen ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci suñu biir di liggéey ñoom ñëpp ñu àndandoo waat joxante waat loxo liggéey parce que division kenn mënu ci am tous. dëgg la alors laata ñuy ñëw ci ñaareelu pàcc émission bi di fàttaliku mbokku téléspectateurs rek ne ñoo ngi seetaan seen émission immigré ak politique tey suñu invité di Fatou Dupont nekk responsable des femmes apéristes au niveau national fii ci réewum Italie. élection yaa ngi ñëw li si des daanaka bëritul la APR fii ci Italie bëri na ay jafe-jafe moo ngi soox démission yi frustration yi et cetera yow Fatou Dupont lan mooy seen stratégie actuellement lan ngeen di waajalee élection yi ñu jëm. ñun au niveau du mouvement des femmes. waaw jóg nañ xam na ni c'est pas facile aussi parce que ñu ngi toll ci moment bu xaw a crucial moment bu metti mais nag son excellence daf ñoo woo lu yàggul dara teg njaboot gi waxtaan ak ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun joxe ay promesse que ni la nga jàppoon di nga ko bàyyi ñu ànd ak son excellence liggéeyal defewaat fexewaat ba reconquérir Italie man nag ba ma ca jógee ba tey tekkiwuma sama ndigg ànd ceeg ñi nga xam ne ñoom laa ci war a àndal di ay responsable au niveau de la DSE d'Italie mais di ay responsable aussi au niveau du mouvement national des femmes ñun au niveau des femmes est ñu ngi teg benn programme bi sax jox nañ ko son excellence monsieur le président Macky Sall jébbal nañ ko muy programme boo xam ne dina jóg wàcc ci base bi dem jéem a waxanteeg sénégalais yi ak sénégalaises yi xool li nga xam ne wax dëgg yàlla parce que ci benn côté ñun defuñu politique politicienne parce que kii di sunu leader jàngaluñu loolu mooy di dem rek fu nekk nga taxaw fa di wax di def ay promesse te li ngay wax yow mi koy wax sa gëmoo ni dina am ñun nag dañoo jóg ni duñu doxalee noonu lépp lu ñuy def rek dañ koy def ci fulla ak fayda mais ak dëgg gu mat sëkk de telle sorte que teg nañ programme boo xam ne un programme bien défini ci li nga xam ni mooy préparation élection yi nga xam ni mooy élection présidentielle jëmale ko ci jigéen ñi parce que un parti politique aussi ce sont les femmes et les jeunes. waaw mais loolu moom dëgg la mais mbaa du doon comme ni mu demee woon rek. ay meeting sabar yi ñëw. non géwél yi teew. tama yi di jib. samba mbayaan yi. gars yi di battre. te à la fin dara doo leen ko am. non comme li ma la ko waxee woon ci commencement bi rek. ñun dañoo bëgg a jóg beneen côté. parce que sax bàkkoo ngeen fi ay meeting en plein air man loolu ça m'a fait un peu rire mais ñu def meeting en plein air wala ñàkk ko def en plein air je pense que loolu jarul baax. te à la fin sax dañ leen gagné ci élection yi. non mais élection yi moom comme li ma la waxoon rek la. xëy na boo gisee ñuy perte élection yi perte ko ci référendum bi perte ko ci législatif yi xaw naa ko wax tuuti ci samay biir wax. xëy na taxawaay bi nga xam ni. certains responsables waroon nañu ko cee taxaw te taxawuñu ci xëy na loolu moo ko ci indi du ma ci génne sama bopp nag en tant que responsable national. parce que bu ñuy gagné ñun ñëppay gagné ndoo. am nga ci part de responsabilité bu ñu perte ñun ñëppay perte. malgré Fatou Dupont mi au niveau des
Modena parce que man Modena laa dëkk sama base Modena la nekk ma ànd ak waa section Modena yàgg lool depuis 2009 2008 2009 mais yàlla ci kàttanam ak mbaaxam ak màggaayam Fatou Dupont mën naa ne mooy responsable bi nga xam ne musul perte base am 3 fois kàlla macha allah depuis que l'APR existe man mën naa yëkkati sama loxo ne maay responsable boo xam ne j'ai toujours gagné au niveau de ma base te yaakaar naa ni foofu la ñuy séentoo responsable foofu laay woowee sama moroomu naataango yi ak sama camarade de parti. donc yow sa base déjà. ku ci nekk na nga jéem a reconquérir sa base ndax nit base am aussi ndaxte ku ci nekk boo amee sa base. nga gagné sa base mu solide mu dëgër nga mu dëgër yaakaar naa ni loolu mooy dem ba ci kaw su ko defee ñu mën a jàppale son excellence mën a am victoire. mais nag finkee ñu ngi continuer di naxante ci suñu biir di naxante ci président Macky Sall di yore suñu làmmiñ di wax ci ñi ma ko sañ a wax nag te duñu wàcc wax ak nit ñi yaakaar naa ni la ñu amoon bu nu amul lu gën a pire loolu dina ma bett loolu mais nag ñun au niveau des femmes wax dëgg yàlla jóg nañ taxaw nañ teg nañ un programme de développement un programme boo xam ne nag du ay programme boo xam ne naxaatekat la. ay bind nii rek ak non 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 parce que nag danoo nekk ak ay nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla yaakaar naa ne bu dee gore rek gore nan te fii politique bi bokkut ak politique Sénégal comme ni ma ko tàmmee di wax ndaxte fii ay nit ñoo fi nekk ñoo xam ne dañuy liggéey di daan seen doole yàgg ànd ak son excellence gëm ko bëgg ko rek moo tax ñuy ànd ak moom mais politique bi yaakaar naa ni président Macky Sall dafa am lu ñu ciy jàngal mooy pas di distribuer ay xaalis comme ni ko ñeneen ñi doon defee ñun politique bi nu gëm mooy politique durable. politique boo xam ne Dupont loolu dëgg la mais nag dafa mel ni politique ni ngeen koy defee Sénégal moom noonu ngeen ko transposé fii en Italie parce que li am Sénégal moom la ñuy gis fii rek ci seen rencontre yi ci meeting yeeg rencontre yi li ñuy gis Sénégal rek la ñuy gis dafa mel ni loolu ngeen transposé fii il n'y a pas de progrès. non 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 boo xoolee bu baax xëy na aspect boobu ma lay jox moom ngay gis parce que xamoo li nekk ci biir a biir a biir. lan moo nekk ci biir. li nekk ci biir a biir a biir a biir mooy noonu ngeen ko yaakaaree nii yàq boobu moo fi am wala gaspillage boobu moo fi am wala naxaate boobu moo fi am amu fi biir APR parce que ñun kii nga xam ne mooy suñu leader doxul ci caaxaan doxul ci mumbaay. doxul leen ci caaxaan doxul leen ci mumbaay yàgg ngeen ko gis mu te fu ñu sampee élection ngeen wad man loolu jaaxal na ma. mooy li ko waral lenn rek la wax naa la ko sànq xëy na ànd ba nu waroon ànd. ñàkk déggoo bi waaw ñàkk déggu bi moo ko waral mais nag yaakaar naa ni nit bu fekkee da nga lajj benn yoon lajj ñaari yoon da nga war a toog def prise de conscience. mooy yoon xool ñu xool lan moo waral boobu ba tey ñuy lajj xool nan lan war a mën a defaatee pour ànd bi rafet pour mën a gañewaat li nga xam ne mooy lanu amoon 2012. ba président Macky Sall falwaat te comme ni ma la ko waxee woon sànq rek. am naa si yaakaar bu baax ne bu nu toogee waxtaan entre frères et sœurs de parti xëy na lu mel noonu. yàlla mën na ko waaw mën nañ relever waat le défi. waaw bon baax na élection yi moom daanaka li ci des bëreetul waaw léegi nag niñ dugg ci ñaareelu pàcc émission bi donc muy waxtaan boo xam ne ñu bëri ñoo ngi ko doon xaar. parce que juróon na coow fii ci Italie ci réseaux sociaux yi mais aussi ci journaux yi ba ca réewum Sénégal. muy coowal xaalis parce que tuumaloon nañu joxoon nañ leen ay koppar. moo 10 000 euros. jógee fële ca instance su parti yi. ci li ñu bindoon daal nee nañu. Fatou Dupont daal xaalis boobu kenn xamul lu mu ko dépensé. donc mu am ay accusation détournement lu mu ko mën a expliquer. dëgg la yow ci coow loolu. au sein de votre parti. lan nga ma ci mën a indi comme ay leeral. di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ndaxte nag Fatou Dupont en tant que présidente mouvement des femmes dafa nekk nit koo xam ni yàgg na ci APR comme ni ma ko waxee woon ci commencement bi. ndax kuy ànd ak as gor 2009 ba 2012 ci kàttanu yàlla sunu borom may ndam son excellence monsieur le président Macky Sall ngay ànd ak moom 2012 ba 2012
ci kattanu yàlla mbaaxam kenn mësul dégg président kenn mësul dégg Fatou Dupont ci ay caaxaan kenn mësul dégg Fatou Dupont ci loo xam ne du dëgg kenn mësul dégg Fatou Dupont ci loo xam ne wax dëgg yàlla ay waraate la wala ay naxaate la kon boo pour politique di dox ba tey jii ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ay nit yëkkati tuuma tekk ci kaw Fatou Dupont damay sant yàlla xam nga lu tax xëy na bu ma toogoon ci sama ruq wala bu fekkoon fan may séentu maa nga fa xëy na tey tuuma yi du jóg moo tax ma ne damay sant yàlla bu baax a baax a baax te tuuma yi xam nga ñi ma koy jox mooy ñan mooy ñi nga xam ne danoo xaar ba lépp sotti xamuñu kan mooy Fatou Dupont xamuñu histoire bi Fatou Dupont def biir APR ak jaar-jaaram si biir APR ak jaar-jaaram si digganteem ak président Macky Sall yaakaar naa ni Fatou Dupont as gor la ci sama yaakaar te itam Fatou Dupont daf ko séq ak ay gor te buggul gor yooyu ñu gën koo gore ba tax na Fatou Dupont dignitéem conviction ngëm-ngëmam ànd ak son excellence yaakaar naa 10 000 euros di ko jënd 100 000 euros sax mënul jënd di li nga xam ne mooy dignité Fatou Dupont bu doon 10 000 euros mooy jënd sama dignité wala xaalis kon heure bi kenn déggatuma bii APR te loolu président Macky Sall mën na ma ci seede moo tax ma ne alhamdulilahi rabbil alamin di waxaat ñooñu nga xam ni xëy na yëkkati nañ tuuma bi. mais ñooñu c'est ay camarades de parti yu frustré lañu wala. ay camarades de parti yu nekk ci biir parti bi la ndaxte nag njaboot gi dafa yaatu njaboot nag boo toogee njaboote man en tant que présidente des femmes damay def comme le président Macky Sall rek. ndaxte moom mooy le président de tous les Sénégalais te chaque jour mu ngi dégg lu ko naqari chaque jour ay nit ñu ngi koy sosol te du tee mu ngi àndaare avanti mu ngi jéem a dem di bay waaram di liggéey di jëm ca kanam man ambition boobu la am di jéem a dem ci kanam di xool ci kanam bañu ma nag ku ma sédd ci gaalu xaj mais ku ma ca fekk may lekk laay bañ. waaw yan preuve nga ñu mën a indil pour wax ne loolu ñooñu wax amul. li preuve yi ma leen mën a indil mooy que ni ñooñu ba loolu wax ji jógee def naa une réplique def distribuer ko fépp dans les médias. ba ñëpp lire nañ ko. mais nag dama ci profité si loolu nga xam ne defoon naa ko muy réplique ma woo leen ne leen nag Fatou Dupont elle est prête malgré Fatou Dupont musul génn si ay médias malgré Fatou Dupont kenn musu ko dégg si li nga xam ni mooy ay caaxaan ma woo leen ne leen man pare naa pour jàkkaarloo génn ba si kanamu télévision yi lépp parce que j'ai des preuves à l'appui xam nga kuy wax ak di dox ci dëgg yaakaar naa doo ti dara. waaw mais ñoom bu fekkee yow amoon nga ay preuves à l'appui laata ñu lay tuumal est-ce que yow preuve yooyu mënoon leen kon woon. tuumal yi li ko waral laa lay expliquer ba pare. ayca. tuumal yi li ko waral mooy mouvement national des femmes danoo digtaloon benn journée ñu koy tuddee journée internationale de la femme. ñu defee ko fële ca Varese à Milan. mu doon le 17 mars. ñu def ko dans des conditions très difficiles. mu metti lool tàng lool. parce que comme ni ma leen ko waxee sànq rek doxuma ci lobby doxuma ci clan lenn rek laa gëm kenn rek laa gëm ginnaaw yàlla ak yonent bi. mooy ki nga xam ne moo tax may def politique. muy son excellence monsieur le président Macky Sall du ma dox ci caaxaan aussi. ba të bax na conviction boobu ma amoon ànd ceeg jigéen ñi ànd ceeg responsable yi. ñu ne dañuy def une journée internationale de la femme organiser ko ci loolu nag ci laa dem gisanteeg son excellence monsieur le président Macky Sall mu teg ñu teg njaboot gi yëpp ñoom ñëpp di ay responsable mu toog ak ñun nag en tant que président de parti mais pas en tant que président de la République. waxtaan ak ñun waxtaan bu am solo ñun ñëpp ñu rafetlu ko ci laa ko jébbalee li nga xam ne moom mooy programme bi nga xam ne dëgtal nañ ko muy doon le 17 mars wax dëgg yàlla mu rafetlu ko kontaan ci lool. journée boobu yegg si nag lañ ci doon séentu ak lañ ca bëggoon yépp suñu borom antalu ko ndaxte yaakaar naa ne bu fekkee jóg nañu bëgg a yëngatu ci parti bi jigéen ñu jóg
malgré xëy na peut-être lanu doon séentu ak lanu bëggoon yëpp amul mais teewul ñu takk seen digg am ngëm-ngëm am yaakaar ne nanu continuer rek liggéey ndax ku yàgg ci teen bak fekk la fa ñu def suñu journée boobu suñu borom nag ci kàttanam ak mbaaxam may ñu ko mu nekk une réussite totale 3 fakal la macha allah ñu nangoo nag ñu nangul woo nag ñu doon gàllankoor ak ñëpp dañu gàllankoor ba gàllankoor ñu moyens yooyu nga xam ne moo waroon a ñëw si le 17 mars bi pour journée bi nekk réussite totale kenn joxuñu ko ñu ngi ñu jox. mais lan moo taxoon jigéen ñi di leen jéem a gàllankoor ci journée de la femme. du jigéen ñi ñoo ñu doon gàllankoor affaire dafa am yu nekk ci biir loolu nag du ma ko wax ci ay médias. parce que lu ma lay wax rek moo ci nekk mooy que ni dafa am loo xam ne mën nañ ko wax ci ëtt am loo xam ne mën nañ ko wax ci biirum néeg lii suñu póotum biir néeg la kon boog yaakaar naa je suis mal placé en tant que responsable di génne loo xam ne ci suñu biir la moo tax damay préférer denc loolu. mais amoon na ay divergence ci am na tuuti divergence parce que journée de la femme bi boo gisoon mu xawoon am tuuti divergence mooy lan ñii dañoo gëmoon ni lu mën a nekk la ñii gëmoon ni warta mën a nekk parce que bu fekkee da nga yëngatu ci dara di ko defal un parti au pouvoir day yoon balaa ngay yëngatu walla balaa ngay def dara nga am xaalis bi ñu jox la les moyens qu'il faut pour nga mën a jëm ci loolu man ma ne leen déedéet nan leen dem rek yàlla baax na ci noonu lañ defee journée de la femme bi avec nos propres moyens nag ndaxte waa parti bi jàppale nañu mais ñu ngi jàppale 4 jours après la manifestation li may wax nag j'ai des preuves à l'appui. donc yéen da ngeen parce que ci télé laay wax. da ngeen anticiper dañ ko anticiper dépenses yeeg danoo da lépp dañ ko anticiper te xalaatuñu ko woon si suñu propre moyen seen poste disons si suñu poste ak suñu lépp 10 000 euros yooyu ñuy wax nag bëgguma woon wax sax waxi xaalis ndax xaalis man waruma taxaw fii di wax waxi xaalis te yaakaar naa ni ku ma xam Olof Njaay nag nee na saabu du fóot boppam mais ku ma xam ni man affaire xaalis yóbbaalewuma ci dara ba tax na président Macky Sall ci boppam bu ma déggee may wax dina xam ni Dupont mi xaalis téyewu ko fenn xëccu ko fenn ba 17 mars bi amee kenn joxuñu moyen kenn joxuñu dara autorité yi nga xam ne ñoo fa waroon a teew te son excellence ci boppam wax ma ni ma dinañ ñëw sax mujj ñoo ñëw lépp nag ci ay kuubaa la lépp nag ci ay mbir la yoo xam ne ci sunu biir la yu am ci biir mais teewul rek ñu def li ñuy def yàlla may ñu ndam nag xaalis boobu nag ñu ñuy limal xaalis bi man j'avais fait une réunion à Ancona le 23 juin bi passé woo ñi nga xam ne woo woon nan ma interpellé nan ma ci xaalis bi ma ne leen ñëw leen ngeen ñu toog en famille ñëw leen ngeen toog ñu jàkkaarloo ñu leeral lépp parce que fii lu lëndam amu fi mais nag li ma gën a bett mooy ñooñu def tuuma jàkkaarloo wu ñoo Fatou Dupont de donc ba ngay jàkkaarloo nag ñoom ñoo ba ngay def bilan ba teewuñu ba ñuy def réunion d'évaluation ba teewuñu fa yónneewuñu fa kon boog ba dire que dañ doon def rek pour sànni seeni xeer daal mais ñoom ñu koy def ñoom ñëwoon nañ ci jour ba xam nañ la fa xew fa reese xam nañ ci yan condition lan ko defee mais xëy na ban koy xam ci sama yaakaar mooy après la lanu xam ne xaalis ba ma doon def 17 mars ba ndax réussir woon na réussir goo xam ne yaakaar na ni Fatou Dupont dañ ko jox xaalis bu bari moo tax journée ba réussir te xamuñu ni yàlla ci boppam ci kattanam ak baaxam moo ñu suturaal ba journée boobu réussir du ma ne journée boobu mosu fi am de mais balaa mu fi amaan dina ko seetaat ko te xaalis boobu ñu ñuy tuumaal ku ñëw xool dépense yan fa def ndax ñun on a loué 2 salles salle ci kaw ak salle ci suuf te salle ba Macron sax bu fa ñëwoon bu fa duggee il sera à l'aise 3 fois kàlla macha allah le président Macky Sall bu ñëwoon jour boobu mën nañ ko recevoir ci salle boobu parce que nag ñun dañuy dox ci lu baax ak luy jëmale suñu kanam suñu parti ak loo xam ne lépp lu ñu fa waay fekk wala fépp fu nu fa nit fekkee boo ñëwee nawloo ñu fa loolu moo tax ñu dem jël salle boobu yamuñu si loué salle bu baax nag muy ñaari salle danoo yam def yeneen i dépense parce que militants yi danoo jóge fu nekk
y a même des militants yi nga xam ne dañoo jógee au niveau de la diaspora européenne pour fekk si jour boobu. donc charge yi bëri woon na. charge yi bëri na trop parce que boo calculer saali calculer transport bi nit ñi jóge fu ne au niveau de l'Italie ñi jóge sud ñi jóge centre ñi jóge nord yaakaar naa ni foofu ñi dëkk Italie xam lan mooy organiser xam nañ li may wax bu baax li ci des nag junj doy na borom xol borom xel te yaakaar naa ku ci toog yore sa big ak sa feuille di calculer di nga xam ne fii xaalis bu ñuy lekk amu fi waxantuma la xaalis boo xam ne matul dara te ban koy jox kan koy jox ñu ngi bàyyi 4 jours après la manifestation ñu jox ko moo tax nag sant yàlla rek alhamdulilah. waaw alors donc bu ma déggee wax donc 10 000 euros yi nii gars yi wax am na wala boog xaalis am na benn somme boo xam ne dugg na. waaw. benn somme benn duggul après la somme bi dugg. mais donc 10 000 euros ñëw na. dugg si na. 10 000 euros. dugg si na. dugg si na mais dugg si loxo présidente mouvement national des femmes ñun on a une trésorière muy tudd Soxna Aram Ñing xaalis bu ñu jot ci loxoy kooku lay jaar. d'accord. xaalis boobu nag na mu def ba jaar ci loxoy Aram Ñing xëy na Aram bis bu nu toogoon wala ñooñu di wax bu nu toogoon xëy na dinañ ko leeral te yaakaar naa ne xaalis bu jóge ci réew dugg ci réew rek am na lu ciy wàññeeku. ci 10 000 euros yi. bu fekkee comprendre nga baax fi may waxee. ak yeneen nag yeneen yi ñu ciy def. waaw li ma bëggoon xam mooy donc bi ngeen defee seen évaluation génnee charge yi ngeen am yëpp donc total dépense yi ngeen defoon si je comprends bien dépassé na 10 000 euros yi. loolu moo am dépassé na ko bu baax a baax a baax a baax. mais nag sant yàlla parce que nag dama ciy profité di sant ñi nga xam ni. ñooy ànd ak son excellence monsieur le président Macky Sall di ko jàppale ci liggéey bi mais di ko jàppale aussi ci li nga xam ni moom la ñuy yëngatu muy politique bi ku ci mel ni le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñëw na fa yónnee fa une forte délégation ci mouvement bi nga xam ne mouvement Aly Ngouille Ndiaye la ñëw fa teew fa joxe soutien vraiment muy lu nu kontaan lool lu ñu dimbali lool ci journée parce que tudd nañ ci ay tour aussi ñu ne ku nekk joxe nga benn somme. muy ñoom Aly Ngouille ay monsieur Aly Ngouille Ndiaye ñëw na jàppale si ñu. rek ma dinaa yegg si lépp. parce que si télé laay wax. te wax dëgg yàlla ku dee ak sa trail bàmmeel te xaw ma ndax suba dina mu fekk. mu dee na leer rek waaw. monsieur Aly Ngouille Ndiaye jàppale nañu. yónnee une forte délégation. monsieur Yaya Abdoul Kane ministre de la décentralisation. jàppale nañu. au niveau du Sénégal loolu yëpp nag dama ci am ay preuve ndax Fatou Dupont heure buy déplacé wu rek yàlla dafa def du déplacé wu moom rek day ànd ak ay nit. ànd ak ñi nga xam ne ñooy ñi mu bokkal liggéey bi pour lépp rek di am trace lépp rek di leer. ki nga xam ne mooy deuxième questeur à l'Assemblée nationale aussi yàppale woon na ci jour boobu muy Soxna Awa Niang te muy liggéey assemblée nationale nekk deuxième questeur amoon na lu mu yàble woon jour boobu pour jàppale ñu ci journée bi ñu ko ciy sant di ko ci gërëm mais à part ñooñu ma la limal ndey amul keneen ku ñuy jàppale ci journée boobu te ñooñu li ñu joxe mënoon naa ko wax de mais nag du ma ci dugg mais lu tax xam nga lu tax du ma ci dugg xëy na peut-être ñooñu ils se sentiront un peu mal à l'aise un peu gêné il fàtte ko man ma wax li nga xam ne moom lañ joxe. xëy na bëgg na ma tudd ko mais bëgguñu ma tudd ko mooy comme li ma lay wax rek ñooñu bëgg li leex ci ñoom lépp danoo war a ñëw toog jàkkaarloog man jàkkaarloog la trésorière ñu leeral leen lépp parce que fii lu lëndam amu fi. toutes les preuves à l'appui yu ñu denc écrit noir sur blanc. ah Youssou Ndour. monsieur Youssou Ndour nag ci laa doon ñëw ñu koy sant di ko gërëm aussi ci taxawaayam. parce que dafa yónnee une forte délégation boo xam ne soxna Adja Sy moo ko jiite ànd ak As Ndiaye mi nga xam ne moo fi nekk taxawal fekkee ma ci boole fii au niveau de l'Italie ak soxna ma jigéen Ndooy ñu leen ciy sant di leen ci gërëm bu baax wax dëgg yàlla j'ai eu la chance aussi de parler avec son directeur de cabinet fekk ma fa woon Youssou Ndour mais nag Youssou yónnee nañu nit te Adja Sy mu ngi may dégg mais Youssou Ndour joxuñu un sou
mais nag du tee dinañ ko sant dinañ ko gërëm parce que nit kenn du ko xeebal bésam. dëgg la te comme te déplacé na nit mu ñëw fekk si ñu ba foofu. wax dëgg yàlla loolu rek dafa dàq lu ne. moo tax it moom it na bokk ci ñuy sant ak di ko gërëm ñeneen ñi nga xam ne ñoom leen parrainé woon journée bi muy docteur Cheikh Kanté que je salue au passage muy monsieur Omar Youm tamit bi nga xam ne moom mooy le directeur de cabinet du président de la République monsieur Macky Sall. ñoom ñëpp ay parrain lañu woon ci journée bi mais yàlla def na ni ñoom réagiruñu joxuñu benn soutien boo xam ne ñun war nañ ko mun a taxaw teg ko ci kaw table ji ne ñii lii la ñu dimbale. ba tax ay nit ñi leen tuumal moom loolu daanaka. ñu leen tuumal nag loolu yëpp dañ ko cee def. dañ ko cee def ba dire que ñoom xëy na xamuñu lépp daal. xamuñu lépp te xëy na peut-être jalousie aveuglé na leen wala jóg tuumaal nit yomb na leen moo tax mais yaakaar naa ne bu nu laajoon wala ñu bëggoon lu leen leer. dinañ ñëw jour boobu jàkkaarloo ñun dinañ ñëw jour boobu waxtaan ak ñun dinañ ñëw jour boobu toog. li lëndëm woon bu fekkee dafa am lu lëndëm ci seeni xel ak lu ñuy demander comme question ñu demander ñu ko ñu répondre leen parce que amuñu leen lu ñuy nëbb mais quand Fatou Dippo di dugg ci ay WhatsApp wala di dugg ci ay réseaux sociaux di wax ci li nga xam ne moom mooy ay problème d'évaluation Fatou Dippo yooyu itam du dox ci loolu. moi je suis responsable. am na loo xam ne du ma ci dox parce que nag tooguma fii rek di def nu ma neexee wala di wax nu ma neexee déedéet. damay ànd ak ay gor di kilifa nag te wax dëgg yàlla am ay nit ñi fu may séentoo kon boog ñaanuma yàlla di wàcc ci charte yi nga xam ne moo tax ñu teg ma fi tey. loolu moo tax dugguma ci ay groupe ak ay WhatsApp di ca wax. xëy na peut-être ñoom nag yàkkamti lan def moo tax ñu jubali ne nen dem ci média yi mais nag sant yàlla daal. sant yàlla bu baax a baax dafa mel ni ñoom bi mbir mi jibee rek ensuite ci nga jël décision pour def ay. non def bilan ak yu demee noonu. non wax bu daje gesu la. ah bon d'accord xam nga chaque chose à son temps. parce que wax naa la réaction bi nga xam ne son excellence monsieur le président Macky Sall def na ko après la fête du 17 mars mais dafa amaat yeneen réaction yi fi amoon ci diggante bi. am na loo xam ne mënu moo génne ci biti di ko wax. man dinaa ko xam ñi nga xam ñoom laa bokk liggéey bi dinañ ko xam loolu nag du ma génne ci ay groupe di ko wax du ma génne ci mbedd ma di ko wax loolu moo tax xëy na réunion d'évaluation bi yéex te tamit ba ñuy teg journée bi danoo tegoon ay commission bu si nekk nga am ci pàcc boo doon liggéey pour journée bi nekk une réussite totale commission yooyu yëpp ku si nekk da nga war a def sa rapport def sa évaluation yëpp la ñuy dajale tënk ko to def une évaluation générale. loolu moom moo xawoon yéexal mbir mi. comprendre loolu rek moo ci li nga xam ne mooy li man daal li ma ci mën a wax rek mooy que ni yàkkamti woon nan xëy na jalousie aveuglé na leen ñu toog ne nan dugg ci Fatou Dippo te parce que yéen wax ngeen ko seen biir wax Fatou Dippo kenn mësu ko dégg si ay médias malgré dama mës a nekk sama dox mais kenn mësuma dégg si lu ñàkk fayda. wala lu dul dëgg wala lenn loo xam ne ay caaxaan la. mais nag yooyu buy faral dem aussi da leen faral di teel a leeral tamit. dëgg la bu leen di taaw yi ba si muy guddi parce que day indi ay doute. non ay taaw yi amu fi. déggoo li ma la wax. boo joxee nit liggéey. da nga koy bàyyi le temps mu rapport waaw kay da ngay bàyyi mu terminer liggéeyam nit doo ko liggéeyloo ba pare fayoo ko moomoo ko jëndoo ko day bàyyi liggéeyam. mais nag pour bokk ci liggéey boobu. non affaire bi basé wul ci man rek. basé wul ci commission yi rek comme li ma la ko waxee rek. dafa am loo xam ne ci kaw la. mais nag war a wàcc ba ci suuf. war ngeen xoolaat seen discipline au sein même de votre. de votre structure c'est vrai doy na waar soo wax ji bëri na lool donc loolu mooy leeral yi nga xam ne Fatou Dippo jotoon na ko indi ci lu jëm ci koppar yooyu nga xam ne dañ ko doon tuumal ne daal kenn xamul fu mu mujjee wala am na ay njuuj njaaj yoo xam ne am na ci biir ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo tegoon tuumam yooyu. ci kawam ci boppam bu fekkee tam bëgg nañu répliquer ñun suñuy antenne c'est toujours ouvert quoi il peut faire signe ñu xam aussi nu mu demee exactement waaw Fatou Dippo xanaa dañuy tëj rek waxtaan bi di la wax rek nga wax sa kàddu yu mujj. waaw di leen sant di leen gërëm. di sant di gërëm sama ñi nga xam ni ñoom laay bokk liggéey bi di ànd ak ñoom saa su ne. ñuy ay nit ñu gore di ay nit ñu baax à commencer par la trésorière du mouvement national des femmes. ki nga xam ne mooy soxna Aram Ñing
di sama wëlëre ñu ànd di bokk liggéey bi bu ma ko yombale su bari ndax yéen umpale woo leen ni liggéey jigéen ànd ak jigéen dafa nekk lu xaw a difficile mais nag mu ci taxaw taxawaay bu rafet mais nag di sant di gërëm ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne jàppoon nañ ci journée boobu réussir ku ci mel ni chargé de l'organisation bi muy soxna Fat Sougou de Ravena mi responsable des femmes mais aussi chargé de l'organisation ak jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp di ànd ak Fatou Dupont di liggéey parce que mouvement national des femmes on a des responsables au niveau du nord muy soxna Aram Ñing du centre muy soxna Maam Sala Gaye di jàmbaar moom itam di bay waalam foofu au niveau du centre au niveau du sud nag ñu am tamit koo xam ne soxna Dior Sourang lañ koy tuddee ñoom ñëpp ñuy ànd ci bokk di ci liggéey bi mooy profitoo tey nag di sant di gërëm ñëpp à commencer par le président Macky Sall ci njàmbaaram di ko féliciter aussi ci liggéeyam ak ci taxawaayam di nuyu di sant di gërëm aussi la première dame cette grande dame cette Linguère ki nga xam ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp mooy suñu idole ci taxawaayam ci wetu kii nga xam ne mooy son excellence monsieur le président Macky Sall ñu gis ni nit ku modeste la nit ku baax la nit ku yëngatu ci social la nit la koo xam ne wax dëgg yàlla bëgg na jàppale ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci APR mais mu ngi yëngatu tamit muy jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal am des problèmes surtout ci côté social bi mu ngi fay yëngatu di fa def lu am solo te deful dara bëgg ku ko ci yëg wala ku ko ci gis moo tax ma ko ciy sant di ko ci gërëm di ko ci féliciter bu baax di ko ci ñaanal yàlla tamit yàlla dimbali ko ci lool mais di lancer un appel aussi aux camarades ñi nga xam ne ñoom lay tuddee samay frères et sœurs de parti si à ce que ñu àndandoo joxante loxo faciliter la tâche à son excellence monsieur le président Macky Sall ndaxte président Macky Sall daf ñoo sas président Macky Sall dafa am fu ñuy séentoo muy ñu àndandoo joxante loxo àndandoo reconquérir Italie àndandoo liggéey mais ku ci nekk wàcc ci sa base liggéey ci sa base jege sénégalais yi xool lan mooy seeni problème xool nan leen mën a saafarante divulguer li nga xam ne moom mooy liggéey son excellence monsieur le président Macky Sall ndax taxawaay bi muy taxaw ci Sénégal man de am naa ci yaakaar bu rafet un Sénégal émergent bi président Macky Sall di woote man gëm naa ko ndax gis naa ni yu bari yoo xam ni wax dëgg yàlla bis bu ko terminé rek Sénégal fan ko séentoo dinañ ko ci am di woowaat waa Italie yépp nag di santaat waa Italie yépp di baalu àq ci ñépp nag ci taxawaay bi ak ci li nga xam ni wax dëgg yàlla xëy na dinañ ko dégg mu leen di naqari wala mu leen di xaw a frustré ci li nga xam ni mooy li nga xam ni déggoon nañ ko concernant évaluation bi may waxaat ñépp rek que ni loolu ak politique ñoo ànd taxul Fatou Dupont fi mu tegoon tànkam fa la ko teg ba tey gëm gi mu gëmoon son excellence tey la ko gëm ba tey bëgg bi mu bëgg président Macky Sall tey la ko fësal ba tey taxaw pour ànd ak son excellence ànd ak jigéen ñi pour réélire son Macky Sall monsieur le président Macky Sall tey laa ko gën a am yaakaar tey laa gën a am conviction bi pour def ko di leen santaat di leen gërëmaat ci seen disponibilité di sant ñëpp nag. voilà ñoo ngi lay gërëm aussi ci sa disponibilité ci temps bi ñu accordé le temps d'antenne bi pour mën a indi leeral yëpp wax aussi jafe-jafe yi nga xam ne ñoo nekk au sein APR fii ci Italie peut-être dinañu jeexalee par ay laaj yu gën a relax ñu génn sax ci cadre politique bi parce que actualité oblige parce que temps yi ñoo ngi seetaan coupe du monde bi fële en Russie Sénégal vraiment jot nañ ko éliminer est-ce que yow sax yaa ngi seetaan coupe du monde bi. waaw maa ngi ko seetaan. waaw avant may ñëw ci laaj bi sax ak élimination Sénégal ban commentaire nga ciy def yow est-ce que daan nga def sport. man daanaa def sport. yàgg na trop nag. bi ma nekkee lycée. doon naa def handball. handball moo nekkoon sa discipline waaw moo nekkoon sama discipline. ci club nga nekkoon wala. non nekk moo si benn club parce que dama ci doon dem nii rek. pour la forme. voilà donc Sénégal éliminé nañ ko ci coupe du monde ban commentaire ngay def ci élimination. commentaire bi ma ciy def rek mooy en premier dama leen féliciter. parce que c'était pas facile. parce que gis nañ du Sénégal rek moo toog. yaakaar naa ni góorgóorlu nañ ba yegg si fii.
Italie gii ñu nekk rek yaakaar naa ne ñoom kenn qualifié wu leen ba ñuy dem coupe du monde kon boog Sénégal bu ci bokkee dañuy sant yàlla bu baax di leen féliciter di leen encourager ne leen nag xëcc bu daggul dikk. nan góorgóorlu bu baax rek ça sera pour la prochaine fois incha allah rabbi di féliciter aussi seen entraîneur ndax dama ciy kontaan lool ndax sénégalais la comme ñun kon boog yaakaar naa ni bu jiitee li nga xam ne mooy équipe bi nga xam ne mooy équipe nationale bi nga xam ne mooy Sénégal mu yegg si ba fii kon boog du ma def lu dul encourager ko. du ma def lu dul féliciter ko du ma def lu dul tamit ne ko bu mu bàyyi ndax ñun soxla nañ ko tey xam nañ ni nit ku jàmbaar la di féliciter équipe bi yëpp daal. waaw di féliciter équipe bi yëpp. jërëjëf Fatou Dupont moom moo nekkoon suñu invité ci seen émission immigré ak politique di ko gërëm bu baax ci disponibilité am Fatou Dupont nag moom moo nekk responsable au niveau national des femmes yu bokk ci parti gi di APR fii ci réewum Italie ñoo ngi lay gërëm di la sant di gërëm aussi ki nga xam ne moo nekkoon ci xarle bi di Sophie Dior di leen jox dig daje beneen ayu bés ak beneen invité ci seen émission immigré ak politique. ñu ni nee na ñoo bokk réew mi. ñu ni nee na nanu yaatal géew bi. ñu ni nee na ñoo bokk réew mi.